Dakar, notre plateforme d'information. Salaamaaleykum amis téléspectateurs yi ñi seetaan yéen ñi nga xam ne yéen a safoo ñi nga xam ne ñu ñooy waa Feeling Dakar TV di am mbégte ak contentement saa su nekk rek di leen présenter seen émission bi nga xamante ni moom mooy yaa ngi ci biir nag comme ni ma leen koy waxee saa su nekk ni lay demee tey naka ñu am koo xam dañ ko dalal muy kan kooku nga xamante ni nii xeex xuloo yëpp lay def yëpp li mu boole dafa bari Simon nuyu naa la man sax duma koo xaw a kii nii parce que ñoom dañu bari histoire ñoom consort gi toog nii Simon nuyu naa la. waaw waaleykum salaam fay naa la. nuyoo la kaay ñi nga xam ñoom ñoo lay seetaan. salaamaaleykum ñu ngi nuyu internet yëpp waaw ñëpp ñu ngi seetaan di leen remercier tamit yéen ci invitation bi. nuyul waa Feeling Dakar TV. Feeling Dakar TV what's up ñu ngi leen di ziar. cant ak ngërëm naka day ñeel kooku nga xamante ni moom mooy Baye Galas Mbacke doomu sëñ Tàkko mu sëñ Fallou sama sëriñ boobu waaye tamit di jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy Mado Touré Mandi Mouri borom Ndar dama koy nuyu di ko ziar di ziar képp koo xam ne danga ñu safoote faale ñu di ziar nag sama waa famille yëpp bàyyuma kenn ndax tamit ci mbir mi la ñu bokk te dañuy seetaan di ñu bëggee di ñu jox ay encouragement saa su nekk muy sama waa kër papa ak sama waa kër yaay yëpp waa Kel waa Ngaay Mexe bàyyuma kenn di wax nag ni tey dañ dalal koo xam ne nii fa tubaarkalla macha allah xam naa ni émission bi daal xam naa ni man sax amu fit parce que ki ma dalal tey dafa xaw a doy waax Simon. waa Y'en a marre ana ngeen. ñu ngi fi. Simon temps yëngalu leen de lu xew Macky da leen a wóor rek ci rukk duuf leen dara wala lan la nu mu fa demee noonu temps yi daal yëngu-yëngu yi dafa xaw a wàññeeku ci seen côté yéen waa Y'en a marre te pourtant dëkk bi fi mu toll nii ba tey la ngeen doon xeex moo fi nekk dara changé wu. yaa wax loolu. lu am la wala amul. pour man waa dëkk bi ñoom dañu kontaan ah. waa dëkk bi dañ kontaan ci ban fànn. fan yi damay jéem a éviter wax ci waxu politique tuuti quoi temps yi moom dama gën a jël casquette artiste bi damay éviter wax ci waxu politique parce que je me dis que jaru ko quoi dañoo am benn askan ngoo xam ne xaw ma comprendre ñu lay wax xaw ma. situation dëkk bi nu mu mel da leen neex xaw ma daal xaw ma la xaw donc je préfère daal temps yi gën a ñëwaat ci musique bi quoi nekk Simon Bisbiclane moo gën Simon Y'en a marre. kon da nga xaw a découragé ci li nga xam ne moom mooy wàllu Y'en a marre. non da nga ci découragé du découragé sax Y'en a marre man rek nekkuma ci bëri ñi ci nekk. Y'en a marre rek tamit nekkul ci réew mi. je crois que nit muy yow boo gisee lu métti da nga war a jug wax ko. ñun ci loolu lañ dëkk te loolu la ñuy def semaine bi passé ñu ngi woon ci marche Guinée bi waa Guinée Conakry parce que foofu tamit seen président mu ngi bëgg a briguer 3e mandat donc ñu ngi ci biir dëkk bi di def suñu ay activités citoyennes mais comme ni mu ko waxee man ci li ma gën a focus jamono ji mooy musique. d'accord kon Simon bu ma déggee ci sa biir wax dafa mel ni yow tànk yi nga xam ne da nga ko yëkkati woon doon ay jéego jëm ci askan wi da nga reculer da nga delluwaat ñi def ginnaaw. dama gën a nekk sama bopp. da ngaa gën a tal sa bopp maanaam talatoo askan wi. non dama gën a nekk sama bopp quoi nekk sama bopp nekk sama famille nekk samay business nekk sama musique nekk samay tournée parce que mooy fay courant di fay ndox mooy fay jàngu xale yi mooy jënd couche di jënd meew. donc ci dama gën a nekk sama bopp quoi fan yi mooy musique waaw li tax ñu def ma parce que balaa Y'en a marre musique la woon rap la woon balaa Y'en a marre Simon Bisbiclane la woon artiste la woon donc dama gën a delluwaat ci loolu quoi. Simon kon y a problème dafa am lu xew ci seen biir Y'en a marre yéen seen biir ba tax yow sentiratoo ci sa bopp wala boog société bi ni muy doxee ni askan wi du doxalee. le fait que peut-être ñoom day mel ni comme si sentiruñu ne dëkk bi dafa naqari ba yéen la ngeen di wax xëy na ñoom duñ leen ca topp wala bokk kii nga xamante ni moom mooy suñu njiitum réew daf laa woo dut la xaalis wala nu fa demee noonu sa question ba tey leeru de Simon. léegi baal ñu jéem a tëj volet boobu benn affaire rek moo jara wax mooy Y'en a marre jotewuñu dara boo toogee tuuti léegi ñu gis benn kilifa wala caat dugg fii wala benn malal donc ñu ngi gisante semaine bi passé ñoo añandoo ñu jëm ñoo toogandoo añandoo defandoo réunion et tout amuñu benn problème suñu biir
Simon góor la ñefekat la ku ko xam ko ci ñefe balaa yaanaama balaa lii yëpp di am duma koo xam ne dañuy woo di jox xaalis wala di corrompre wala di kii bokkul sama deret bu doon loolu kon nguur gi ni passé tekki woon naa bu yàgg bu doon loolu kon élection yi passé rek balaa may génnee sama single veille bi amul somme bi ma déggul sama àdduna amul somme bu ma déggul sama àdduna xam nga amul privilège bu ma déggul sama àdduna mais dama dund ba fii di ñafel sama bopp di tegal sama bopp ànd ak sama ay nit teg structure exister xam nga exister mooy lu ëpp solo mooy nga génnee album nga ñàkk génnee album nit yi dañ lay woo bëgg a xam ci loo nekk di donc exister mais comme ni ma la ko waxee rek xam nga askan goo xam ne élection bu jotee ñu woo la jox la 10 000 francs ne la votal diw askan goo xam ne bu élection jotee ñu woo la defal la ay yére ne la solal indi ay jeunes ne la xeexal ak yeneen jeunes et cetera nga dëkk ci gaadoo taay parce que da ngay continuer di yeete rek mais benn moment askan goo xam ne tamit bu méttee rek ñu ne waa ana Y'en a marre parce que Y'en a marre ñoom ñu antenne yenn yi. looloo tax mu ne dama bëgg a tëj parenthèse boobu jamono ji Y'en a marre mu ngi ci yoonam mu ngi continuer liggéeyam mais man Simon dama demandé benn pause pour dellu parce que damay waaj a génne album pour dellu ci sama musique dama am ay dates yu bëri bitim réew dama teg benn concept orchestre bu bees donc moom laay tournel fan yi yëpp bitim réew un peu partout donc ma décidé dellu ci sama bopp dellu ci sama musique nekk ci sama bopp waaw maintenant nag saa yu askan wi soxla dama lay jox exemple suba bu ñu newoon dañuy légaliser góor jigéen maa ngi gis tey ci média yi ñuy naan ONU dafa demander Sénégal mu légaliser góor jigéen suba bu ñu newoon dañuy légaliser góor jigéen Simon ngay njëkk a fekk ci biir assemblée mu taxaw amaana Simon la ñuy njëkk a tëj kaso amaana moom la ñuy njëkk a dóor liif wala suba bu amoon benn tripatouillage de la constitution bu flagrant Simon ngay njëkk a gis ci kanam parce que noonu laa mel mënuma ci dara tu vois même si yenn saa yi damay toog ne waaye askan wi jagu ko nana mais suba bu askan wi soxla woon Simon ngi ci kanam mais jamono liggéey la parce que on parle trop de politique on parle trop de yëf yoo xam ne voilà te foog ñuy liggéey yàlla def na ne dafa am ci fu ñu féetee muy art muy musique bunt yi di tijjeeku ay yeneen réew intéressé wu ci li ngay def ma concentré wu ci génnee sama album donc loolu tax fan yi yëpp soo ñëwee fii nga may fekk studio may liggéey parce que ci loolu lañ ma xamee donc juste pour tëj parenthèse bi quoi mais du loolu yëpp li ngay wax wala lu Sénégalais di xalaat affaire yooyu yàgg nañ ko xalaat mais ba tey on est là on est présent on continue à faire li ñuy def. dégg ngeen ni mu ko waxee day tëj parenthèse boobu di leen fàttali nag yéen a ngi ci Feeling Dakar TV ci seen bile émission mooy yaa ngi ci biir Simon. boobu kon nañ ko tëj comme nangu woo cee wax. Simon musique bi fii réew mi toll dafa mel ni yow sa musique farataalatoo fii au niveau du Sénégal parce que li ñu lay dégg à l'extérieur dafa bari torop lan la da nga sentiratul sa bopp fii Sénégal. non du loolu foofu lañ lay woo di la fay di la tourner loo te benn moment fii def nga fi lu ne yéeg nga wàcc concert tas école Sénégal yëpp programmé nañ la salle yu gën a mag Sénégal def nga ko région yëpp tourné nga fépp joué nga fépp amatoo limite looy prouvé fii amul luñ fi deful ci wàllum wëy 98 ba tey maa ngi koy wax keroog maa ngi koy naan 98 la ñu jëkk def benn son boo xam ne rajo yëpp di ko xëccoo région yëpp di ko xëccoo mu mel ni da nga génnee album alors que génneewuñu woon album jamono jooju 98 ak tey ça fait 21 ans nga génn maa ngi tudd Hip Sant Hop tu vois mélomane yi ñëpp ñuy nekk ci hip hop bi jamono yooyu dem si yàlla Jules Junior sax moo ko fësaloon tey 2019 21 ans après nga génnee Craziest ñëpp di ci wax da ngay nekk ci mbedd mi sax dajaax ay pa ay mère naan la dafa original waaw xar yi ngeen jël remplacer ko xaj yi noonu la nit da ngay fonk sa aada sa kii te amaana sax du loolu lañ si jublu woon mais bon ngay gis ne ba tey nit yaa ngi lay sollicité yàlla def dama teg benn concept boo xam ne orchestre traditionnel la kora la balafon la ak percu calebasse donc mu intéressé ay tubaab mu intéressé waa Canada waa États-Unis waa France
mu intéressé ay tourneurs yooyu ñëw proposer la deal ne la ñun bëgg nañ di la kaleel date saa ñu la kalelee date yow temps ngay am ñun temps la ñuy am est-ce que nangu naa ma signé donc ñoo lay woo ne la ñëwal Allemagne suba wala gannaaw suba am nga concert fii wala am nga fii et cetera nga dem jouer quoi mooy suñu métier moom mooy li may wax mooy fay courant mooy fay ndox. donc bu ñu gisee ne tamit un peu à l'international nit yi intéressé wu ci loolu sant yàlla la parce que loolu lañ doon sàkku. fii la ñu commencé Médina ci benn puxus bu ndaw néeg bu ndaw def yaramu neen sol ay débardeur nekk ay cikili booy di rabandu tey yàlla def ay États-Unis Canada Allemagne Espagne un peu partout nit yi di la woo pour nga ñëw jouer sant yàlla la ñuy wax. lan mooy sa relation ak ñi nga xamante ñoom ñooy famille Youssou Ndour parce que gis nañ ne benn jamono nekkoon nga foofu ci seen télé. doon def ay animation rap je crois mais ñu jékki-jékki séenatuñ la fa. lan mooy sa relation ak famille ñoom Youssou Ndour. non on a de bonnes relations Youssou papa la si ñun mag la si ñun kilifa la si ñun et idole la tamit si ñun parce que ñun ñëpp lu ñuy def nii je crois que ne am na ay jéego yu bëri yu mu teg ci wàllum culture. bëri na si ñun ñuy xool pour jéem a teg lu muy comme moom tey artiste am studio am labelam tey dem ba am groupe de presse am je crois que ñun ñëpp on tend vers ça. donc relation yu baax Njaga tamit nekk sama benn grand bu baax Buuba tamit voilà yenn saa yi day dégg dara sax woo la ne la lii du yoon lii yoon la non bul waxee nii bul defee nii mais li ma dégg nii lan la et cetera donc on a d'excellentes relations maintenant li ma yóbbu woon TFM liggéey la woon parce que hip hop dafa tumuranke woon ba tey sax hip hop tumuranke fa donc ma ñëw proposer leen benn concept émission bu tudd beneen melo Njaga ànd ci temps yooyu voilà moo doon directeur des programmes su ma juumul mu ne aywa ñu commencé ko teg voilà nit yi bëgg émission bi apprécier ko yàlla def nag après ma samay activité reprendre mais def ay conférences yu bëri ci àdduna bi au nom de Y'en a marre di def ay tournées ak sama bande bu bees bi donc jot manqué du mu fi toog lu bëri donc looloo gën a tax tey ma xaw a raar ci wàllum émission bi parce que temps bi moo la ko dul permettre. temps bi moo la ko permettre wala bokk Njaga dafa jóge ci directeur des programmes Buuba ñëw roof Buuba ni lii bugguma ko dañ ko tekki nga daal di wut sa yoon bopp. non pourtant pas Buuba bu ñuy déggante rek yàggul bi ñuy déggante yàggul donc je crois que ne même au-delà de loolu amoon na yeneen affaire mais jot moo amul rek. manque de temps kese la. jot moo amul c'est un manque de temps nekkul dañoo sentir Buuba dafa sentir tout émission bi ñu daal di bàyyi émission bi mu dee du loolu. non. li nga joteeg ñi wax ko fii. askan wi leen déglu de. Siti instant yii li ngay bind li ñuy titre si moo nee na Buuba xaw wala nag lan moom la gars yi di wër. non même pas ça n'a rien à voir là man maa constant wul maa fi toogul lu bëri. waaw wax dëgg fa yàlla nag faute bi yëpp man la parce que maa toogul lu bëri dama nekk ci ay affaire yu bëri daal. kon baax na yéen a ngi ci Feeling Dakar TV ci seen bile émission yaa ngi ci biir. politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar notre plateforme d'information.